asalaamaaleykum wa rahmatullahi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey dañu ñëw ci waxtaane góor gu tedd muy kan Cheikh na Ahmed Tidiane Al Maktoum doomi Cheikh Seydi Aboubacar ci jooju sëtu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy kan moo ñu ci defal waxtaan Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Sarr di sët ci Seydi El Hadji Malick Sy di sët ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy di sët ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di turandoo di doom ci Serigne Mansour Sarr ak soxna Kiné taawu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane di jarbaat ci Serigne Moustapha Sy responsable moral daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaati mbokk yi nag tey dafa am nu ñuy waxtaane mooy ñetti phase la ñuy waxtaane ci Serigne Cheikh bi ci njëkk dañuy waxtaan ak ci ni nga xamante ni mooy xam-xamu Serigne Cheikh bi ci des ñu waxtaan ci politique bi ci des ñu waxtaan ci dimension intellectuelle am fi ñuy njëkk a commencé dañuy bàyyi Serigne bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Haj ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi bëgg bu baax a baax it ci dalal bi nga xam ni dalal nga ñu ko. ci suñu chaîne bopp di Mame Ndokh TV. di nuyu bu baax a baax mbokk yi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi. di ñaan jotaay bi liñ ci séentu ci barke. séentu ko ci leer. séentu ko ci njariñ yal na yàlla defal ñu ci lu gën a kawe suñu njort bi xurmati sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu nag surprise bi nga xam ni moom la ñu toogal. di sama lépp bopp xam naa kon rek ma bàyyi la nga dalal ko incha allah. jërëjëf mbokk yi surprise bi mooy kan mooy ki nga xamante ni mooy Pape Malick Mbaye di caatu góor gi Alxaaji Mbaye Donde Mbaye tey moo seq ak ñun li nga xamante ni mooy plateau bi ni ñuy def mooy moom la ñuy bàyyi tabaarakallahu mu ubbil ñu li nga xamante ni mooy waxtaan bi. haza rasulullahi yawma nuzulihi متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بسف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بدا للجنس من قرباني. jërëjëf Pape tabarakallahu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu bayit yooyu la Pape barkeeloo ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi Serigne tey boo ñu doon waxtaan ci dimension spirituelle Serigne Cheikh Ahmed Tidiane lan nga dimension intellectuelle Serigne Cheikh Ahmed Tidiane lan nga ñuy wax ci moom. moom day Haj xam naa li Seydil Hadj Malick wax ci li góor gi wax turandoom dafa mel ni bu ñu ci yemoon rek doy na waaye ki ñuy tudd muy Serigne Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anhu ñu wax ni moom lañu war a waxtaanee sa dimension intellectuelle en un premier temps li ñu war a njëkk a def mooy jéem a définir kan mooy Serigne Cheikh ba noppi waaye Serigne Cheikh nag définir ko dina jafe ndax ñaar bu njëkk bi Muhammadul Busri radiyallahu anhu dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hamziya ni ko wali qalbi fiika alxuluwu waaye wa anna li lisaani fi madxika alxulawaa dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko sopp naa la sopp gu jéggi dayo mu ni ko waaye nag ba tey mu ni ko taggaguma la ak li ma lay tagg yépp taggaguma la tagg bu jéggi dayo mu ni ko ndax sa dayo mu ni ko dafa doon loo xam ni mu ni ko dafa amul yamukaay mu ni ko te it mu ni ko nit it mu ni ko tagg mu ni ko li nga mën a wax rek ngay wax te yow sa dayo amul yamukaay fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu naatiqun bi fami mu mel ni Sayid Ahmed Tijani loolu la doon waaye bu ñaareel bi nga xam ni dina tax du yomba définir mooy Serigne Cheikh ci boppam radiyallahu taala anhu moo waxoon ni yushabbihuni bil baadi kullu mushabbihin wa fi dalika tashbihu qalbiya yaradu fa kuntu arani nachian mutafarridan bi axlaaqihi aw qultu li ana ahmadu fa wallahi qad summitu bil alami alladi yuxassisuni fadlan bihi atafarradu Serigne Cheikh radiyallahu anhu dafa waxoon ni nit ñi mu ni buñ ma nuróoleeg keneen ku dul sama turandoo rek nee na dafay jur mettit ci man nee na ndax keneen kuñ ma nuróoleel
nee na su ma wéetee sama ruq ba natt sama bopp nee na yëg ni sama turandoo rek laa niru te turandoom moomu mu niru nag Sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu moo wax ni maanaahu bahrun fa laysa al aqlu yudriku ma waraa tawri lxija law kaana yahwaahu waaw géej loo mënti wax ci moom rek nëbb na ci boppam lu mu génnew kon ñaari angle yooyu buñ fa aborder Serigne Cheikh définir ko dina jafe waaye gis nga ñoom nag def seen définition lu mu jafe-jafe yenn saa yàlla dinañu dimbalee baaxee ñu benn baat boo xam ni moo ëmb seen lépp xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa wax ci moom benn baat boo xam ni lépp yonent bi baat boobu ko ëmb moo di min kulli wasfin hamidin xaaza afala tafdilin rajaau lbaraya yowma musdahar waaye Serigne Cheikh nag radiyallahu anhu baat bi ñu mën a définir personnalité am yàlla ñu ko dimbalee jaarale ko ci ñaari nit kenn ku njëkk ki tubaab la xam nga dafa am lu yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam waxoon ci seen wàll alquran indi na ko yaa ayuha nnaasu ullimna mantiqa tayr wa uutina min kulli shay yonent yàlla Suleymaan dafa waxoon ni nee na lu yàlla di defal ñamu am rek mu ni defal nañu ko waaye loolu Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu tubaab moo ko seede ci wàllam ndax Serigne Cheikh dafa dem Paris war fa giseeg benn kilifa tubaab bi di wax kilifa gi ki muy recevoir mooy kan ba ci yàgg di ko jàngal discours Serigne Cheikh ba ci yàgg mu ni tubaab bi ki ngay gis daal en un mot c'est l'homme que Dieu a tout donné mu ni ko su ma la ko doon tënkal ci benn baat ki ngay giseel mu ni ko mooy li nga mooy ki nga xam ni ku lu yàlla di may na ko bu ñaareel bi ñuy définir personnalité Serigne Cheikh radiyallahu anhu ñu ngi ko jëlee ci rakkam soppeem di Serigne Maodo Sy Dabakh Serigne Maodo dañ koo laaj ni ko Serigne Cheikh mooy kan nee na mooy damisu sajaya fi lxayaati wa xaatimun yowma saxaa'i yusarribul amwaala Serigne Maodo dañ ni ko kuy Serigne Cheikh mu ni sama mag ji ngeen may laaj nee na mooy ki nga xam ni nee na boo bëggee gis jikko bu rafet rek mbooleem jikko yu rafet yi nee na mooy ki nga xam ni boo leen bëggee gis demal nga jàkkaarloog jëmmam nee na ndax mbooleem jikko bu rafet nee na Serigne Cheikh mooy portrait ba waaye nag loolu daf ko doon ne ci turandoom ndax moo waxoon ni turandoom ni ko li ma indi ci yow mooy chiamun tuhaqiqu jawhar al insani mu ni ko ndax man acier la mu ni ko waaye weñ gi ma xëcc ci sa wàll nag mu ni ko mooy chiamun tuhaqiqu jawhar al insani kon Serigne Cheikh pour définir ko rek ñu àbb définition Serigne Maodo Sy mooy ki nga xam ni mboolem jikko yu rafet yi yàlla dajale na ko ci moom waaye nag xaaj li muy nekk nit ku multidimensionnel yépp ni nga ko waxee dafa am dimension ci moom bu kenn werantewul mooy sa dimension intellectuelle ndax ku ne xam na ni Sénégal réewu werante la waaye Serigne Pape Malick Sy radiyallahu taala anhu nee na dafay waxtaan ak Mourchid Ahmad Iyane Thiam radiyallahu anhu nee na Mourchid Ahmad Iyane Thiam ni ko Serigne Cheikh mës naa gis Sénégal ñu werante lu nekk waaye gisaguma mukk ñu werante xam-xamu Serigne Cheikh ndax xam-xamam waxambaane la waaye nag boroom xam-xam ni moom rek moo am légitimité mën a seede xam-xamam te Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu ñaar dañu seede xam-xamam ku njëkk ki ko seede tubaab la mooy Jean-Baptiste Colbert Colbert kenn rawu ko woon Paris waaye dafa dem ba bu jëlaan vacances moom Colbert ci Serigne Cheikh lay ñëw passé fi vacances am chrétien la waaye bu Serigne Cheikh daan julli dafay jug taxaw ba Serigne Cheikh julli ba noppi muy soog a toogaat ba benn bés mu ni Serigne Cheikh dama am yu ma la bëggoon a laaj ñu sequ ko ci wàllu xam-xam mu ni ko waaye danga may ma enregistré ko Serigne Cheikh ni ko nag bind moo gën a sax Colbert di laaj Serigne Cheikh di ko tontu muy bind ba ci yàgg Colbert jékki-jékki rek sànni big bi yëngal bopp bi Serigne Cheikh ni ko Colbert lan la mu ni ko franchement Cheikh Tidiane tu connais tout bu ñaareel bi nag ki ko seede mooy rakkam Serigne Maodo Sy Dabakh Pape Maodo dafa seede ñetti seede ci Serigne Cheikh nañu indi ñetti yooyu
Pape Maodo dafa wax ci Serigne Cheikh bu njëkk bi ni xalaqaatu ahlul ilmi tabki faqdahu. nee na keroog bi Serigne Cheikh radiyallahu anhu génnee àdduna Pape Maodo nee na lu njëkk nit ñi di jooy nee na mboolem cercle xam-xam yi nee na ñoom laa gis ñu sëngeem di jooy. nee na bi ma laajee cercle xam-xam yi lu ngeen di jooy nee na li ñu ma tont mooy dañ maa wax ni ma ki doon ñun moo dem. ki doon ñun moo dem. nee na ndax maatal muallimu wal murabbi fan nada. mais lii Serigne Maodo si bu seen Hadj Abdoul Aziz moo ko wax Serigne Cheikh mu ni dafa wax nee na ñi ñett a dem. Pape Maodo si nee na maatal muallimu wal murabbi fan nada. Pape Maodo nee na professeur ba dem na mu di éducateur ba dem na nee na waaye tab ci boppam dem na. muy moom Serigne Cheikh la mu wax keroog bañ ko tàggee Serigne Alioune Guèye mu ni na ayta aliyan am na aytal makarima. mu ni ki ma ko tàggee maa ngi lay laaj ndax Serigne Alioune Guèye nga ma tàggee wala tedd nga ma tàggee. waaye loolu mu wax ci Serigne Alioune it maa ngi ci li Pape Maodo wax Serigne Abdou daf ko laaj. keroog bi ñu dencee Serigne Cheikh guddi 15 mars biñ ko dencee ba ñibbisi ci ëttu Serigne Babacar Serigne Abdou dafa laaj ñeenti laaj. Serigne Abdou dafa laaj ni radiyallahu taala anhu ni maa ngi laaj ndax Cheikh Ahmed Tijani lañ ñu tàggee wala xam-xam lañ ñu tàggee. maa ngi laaj ndax Cheikh Ahmed Tijani lañ ñu tàggee wala nekk sang ci boppam lañ ñu tàggee. maa ngi laaj ndax Cheikh Ahmed Tijani la ñu tàggee wala góor la ñu tàggee. maa ngi laaj ndax Cheikh Ahmed Tijani la ñu tàggee wala njàmbar la ñu tàggee. ñeent yooyu la Serigne Abdou laaj keroog. moo tax Pape Maodo ni kon xam-xam nee na dem na. professeur ba dem na. nee na éducateur ba dem na. nee na it tab dem na. nee na wal ilmu nag wax ni qawmi aadana tarxaala. nee na xam-xam it ni kon man tam takk naa samay bagage maa ngi dem. ndax ki ma daan wéttalikoo moom tam mu may wéttalikoo dem na man amatuma fi place. xam-xamam ba tey Pape Maodo wax ni Serigne Cheikh mooy chamsul maarifi wal maani ni aayatun la fil fahmi wa tabliigi saala wa jaala. Pape Maodo nee na Serigne Cheikh dafa ñëw ci jawwu jamonoom. nee na bi mu ñëwee ci jawwu jamonoom nee na daf ci fenk. nee na di jantu maarifa. nee na waaye moom it Serigne Cheikh Pape Maodo nee na dafa fenk ci jawwu jamonoom. nee na di jantu mboolem maani yi. nee na waaye Serigne Cheikh it nag nee na boo ko bëggee nag nee na mooy ki nga xam ni kéemtaan la ci dëkk. loolu nag moo ko taggee woon Serigne Babacar Sy. waaye donn ko ne ko ci moom. ndax moo waxoon ni sëñ Babacar shay'un ajibun fahmuhu wa dhakaa'uhu ali kulli fahmin mithlu ma li ajibihi laala wa fil aadaabi fardu zamanihi inna zamana muaddabun bi adibihi. nee na bokk na ci ñaar yi ma gën a yéem nee na déggu sëñ Babacar ak intelligence am. waaye Pape Maodo nag ni Serigne Cheikh mu ni kéemtaan la ci dégg. te xam nga fan ngay nangoo Serigne Cheikh déggam. dafa toog benn ngoon moom Serigne Cheikh ci jardin toog ci jardin bi di jël air. jékki-jékki gis ay gunóor yuy dox ci jardin bi. mu gis gunóor gi am benn sindax bu fa nekkoon for leen wann. sindax bi bi mu foree gunóor yi wann benn muus bu ndaw a nga fa. muus bu ndaw bi ñëw rey sindax bi. muus bu ndaw bi rey sindax bi di jéggi tali bi camion bi dër ko. Serigne Cheikh di xool scénario boobu ba ci yàgg daal ni lii kéemtaan la. fekk mi nga bigg ak këyit. gis nga discours bi mu waxtaanee gàmmu Tiwaawan. discours bi mu waxtaanee gàmmu Tiwaawan ci loolu la ko bind. ndax loolu dafa am rek mu ni lii kéemaan la jël këyit gi. daal ni yaa rasulallah. wa aatayta li kulli fardin min afraadi ljinsi albashariya xaqahu fi llahi wa xaqa allahi fihi. wa axadta kamaala alrida min hada ila dak kama tanawalta ruuxa alqabuli min daka ila alaxar. fa qulta fi xaqi almara xikaayatan an alqurani alazim lilrijali nasibun mima iktasabu wa linnisaai nasibun mima iktasabna. ثم قلت في حق الحيوانات
wa ma min dabbatin fi l ard wala tairun yatiru bi janaxayhi illa umamun amthalukum kama qulta fi xaqi l ashyaai kulliha wa in min cheyin illa yusabixu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbixahum wa bihada qaddamta alruux allati hiya sayidatu alxaqaiq alijtimaiya wa atbactaha alxuluq ثم شرفت بهما المادة لتبقى هذه خير ما للمدنيات من أسلوب وتنظيم. الله أكبر. mbokk yi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Sarr comme ni ma leen ko waxee ci début ba di sët ci Serigne Cheikh di turandoo Serigne bi yàlla na la yàlla sàmm ci barke yonent bi mbokk yi ñun ñëpp nañu ubbi suñu nopp yi déglu Serigne la wax. ca jotaay boobu la Serigne Cheikh bindee nii ndax dafa gis loolu nit ñi société bi ñuy dund. ni dafa mel ni ñoom société la boo xam ni ku mën sa morom duma la mu ni waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yow am nga mérite mu ni ko ndax yow société bi nga bâtir mu ni ko société la boo xam ni ku ne lam ca moom jox nga ko mu ni ko góor bëgg naa wàkk jigéen nga ni ko mukk lir rijaali nasibun mimma iktasabu wa lin nisaai nasibun mimma iktasabna mu ni ko nit bëgg naa wàkk mala mu ni ko yow lànk nga ko ndax nee nga wa ma min dabbatin fi l ard wala tairun yatiru bi janaxayhi illa umamun amthalukum mu ni ko waaye ku ne lam moom ca société ba jox nga ko ko ndax wa in min cheyin illa yusabixu bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbixahum mu ni ko yow société bii nga tabax nag mu ni ko jël ruux mu ni ko jiital ko mu ni ko bi nga jëlee ruux jiital ko mu ni ko toftal nga ci jikko mu ni ko jël ruux ak jikko nag mu ni ko terale leen madd keroog Serigne Cheikh ci jotaay boobu la bind loolu moo tax Pape Maodo ni ko kon sa dégg kéemtaan nga ci mu ni ko waaye it mu ni ko aayatun la nga fi tabliir ndax nit it dina dégg te du am éloquence jotal la mu dégg waaye Pape Maodo si ni Serigne Cheikh yow it nag jotal la nga dégg mu ni ko kéemaan nga ci mu ni ko dem nga ba xadaa riqaabu dawil balaagati fi l wara li jalaalihi l adabi fa faaqa jamala Pape Maodo ni ko li doxoon diggante Ahmed Shawqi ak Xaafid Ibrahim mu ni ko dox na sa digganteeg mboolem ñi la doon tëkkalee xam nga Xaafid Ibrahim Ahmed Shawqi yàlla daf ko mayoon ci woy ba ñëpp tuddee ko amiru shuara waaye jamono dem ba ñu Xaafid Ibrahim nag léegi mën nañ ko méngaleeg Ahmed Shawqi ñu ni nañ leen tëggal benn face à face biñ ñëwee Xaafid Ibrahim jékki-jékki bi mu egsee fekk Ahmed Shawqi fi mu taxaw mu ni ko yaa amir al qawaafi qad ataytu mubaayaan wa haadi wufuudu sharqi qad baayaan mu ni ko man lañ la doon tëkkaleel mu ni ko waaye man miñ la doon tëkkaleel nag mu ni ko ñëw naa jaayanteeg yow ngir xamal la ni yow yaay prince des poètes waaye Pape Maodo si ne nee na Serigne Cheikh mu ni ko ñiñ la doon tëkkaleel ci éloquence yépp mu ni ko ñëw nañ sukk ci sa kanam reconnaître ni yow Cheikh Ahmed Tijani tu es le plus éloquent des éloquents mu ni ko ndax li tax seen éloquence bokkul mu ni ko ñoom seen littérature mu ni ko teg sa ko yan mu ni ko waaye yow bu dee Serigne Cheikh nag mu ni ko sa littérature texte yanu woo ko jalaliya mu ni ko te mooy majesté moo ko yanu mu ni ko moo tax bokkook ñoom cay Fatim waaye xam-xamam nag moom Serigne Cheikh xaaj ni nga ko laajee radiyallahu anhu damay faral di wax ñaar damay wax ni Serigne Cheikh ku ko bañ a sopp wala nga bañ koo naw bu ko déglu mbaa nga liir mbindam waaw waaye boo ko dégloo foo jaar naw ko dafa def benn waxtaan ba ci yàgg benn naara nga fa Mouhamad Lamine Aj Serigne Cheikh def waxtaan ba ci yàgg Mouhamad Lamine jug ni ko alqayta bayna ashiyatin wa duhaaha darsan bihi ra'at albilaadu hudaaha wa saqayta bilxikami almudiati ummatan atsha lam taftax li gayrika faaha mu ni ko dangaa fekkoon mu ni ko benn communauté bu mar mu ni ko lañ maroon mu ni ko du ndox mu ni ko xikma mu ni ko lañu maroon mu ni ko waaye ba nga waxee ba noppi nag mu ni ko foo waxee mu ni ko ku maroon xikma foo waxee ba noppi mu ni ko dinga ko nandal mu ni ko ci sa kàddu yooyu nga xam ne loo wax xikma la waaye gis nga ci wàllu mbindam dafa doon loo xam ni dafa feeñal sa dimension intellectuelle à 100%. xam nga Serigne Cheikh radiallahu anhu xaaj xëy na rek dem jàpp fi gaynde
fekk boobu sultaanul jalal ba mu taggee maam Seydil Hadji Malick doon na ko ca ara malikan fi sultatin min jalalihi wa min ajzihi xatta staqarrat bi xaalihi tax mu xëy rek dem jàpp gaynde waaye bi mu jàppee gaynde moom Serigne Cheikh radiallahu anhu après indépendance bi ñi wax ni suñu diggante ak les pays arabes rattaxagul ñu ni kon nag faw ñu jël koo xam ni moom la ñuy jël pour mu dem rattaxalal ñu suñu diggante ak les pays arabes ñu ni plus particulièrement suñu diggante ak Égypte te boobu Jamal Abdou Nasser moo fa nekk te boobu ku ne xam na ni Jamal gaynde la Senghor nag ni kon nag Cheikh Tidiane li ñu lay ñaan mooy faw nga dem représenter Sénégal Caire ndax Jamal Abdou Nasser ku mel ni yow rek a ko mën a tenir waaye Serigne Cheikh bi muy dem di jàng awraqul i'timadiya te mooy ses lettres de créance dafa yóbbul Jamal cadeau lam ko yóbbul cadeau mooy gaynde ga waaye Serigne Cheikh bi mu liiree lettre de créance bi jox Jamal cadeau gaynde gi Jamal Abdou Nasser daf ni ko Ahmed Tijani fii nag cadeau boo ko joxee nit dafay am symbole kon nag bëgg naa nga wax ma cadeau bi lan mooy symbole bi Serigne Cheikh fi mu taxaw rek la ni Jamal Abdou Nasser uhdi wa man yuhdi shiblan ila asadin faqad awfa ila al asadi kon nag faqbalhu ramza aqidatin malaat sadri wa sadra alshaabi walbaladi mais Serigne est-ce que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nag amul leneen lu daan nekk ci biiram di ko waxal parce que ni xam-xam bi daan dikkee jaaxalu la aha kay fattaqullaha wa yuallimukum allah xam nga la nitu yàlla ba waxoon ni axadtum ilmakum an il ulamai rusum maytan an mayiti wa axadna ilmana an il xayi alladi laa yamut mu ni li ma wutaleeg yéen nitu yàlla ga mu ni dañoo bokkul fu ñuy fi ñuy tibbe mu ni yéen borom téere yee leen di jàngal mu ni ñun ki bind borom téere yee ñuy jàngal moo tax bokkuñu cay Fatim waaye gis nga xaaj keroog Serigne Cheikh loolu mu wax Jamal Abdou Nasser day dellu ci ma mantiqun illa wa duna taaquli ma ibratun illa wa duna bayaani wallaay ma mantiqun illa wa duna taaquli ma ibratun illa wa duna bayaani sa turandoo nee na ma mantiqun illa wa duna taaquli ma ibratun illa wa duna bayaani فتزودت نفسي بكل بديعة وبدائي تبقى على الأزمان ورأيت أنك للرسالة حامل وعلمت أنك بعد سر أمان ليس est-ce que jërëjëf sama lépp bopp Seydil Hadji Malick waaye xam nga moom góor gi loolu mu wax Jamal Abdou Nasser mooy dafa wax Jamal Abdou Nasser lim ko wax loolu baytu yooyu daf ko wax ni ko yow Jamal Abdou Nasser ñépp nee nañu gaynde nga mu ni ko te gaynde gi mu ni ko orphelin la yaayam ak papaam dundatuñu te comme ñépp nee nañu gaynde nga nag gaynde bu dundatul yaayam ak papaam dundatul gaynde ni moom rekk a ko mën a yor moo tax ma jox la ko kon nag gaynde ku ko jox gaynde wàcc ka waaye gis nga xaaj li ci doy waar biñ pare Jamal Abdou Nasser dafa am lu mu ko wax daf ko wax ni ko Cheikh Tidiane li nga doon wax ci lettre de créance bi est-ce que xam nga ni dégguma ko Serigne Cheikh ne ko lu tax mu ni ko sa bayti bi moo ma yem sa abiyaat ji mu ni ko ndax lu toll nii nga wax ko te ma laaj la ci ban université arab nga jànge nga ni ma jànge woo ci benn université arab Cheikh Tidiane kon ci ban université nga jànge mu ni ko maa ngi jànge ci université sama maam Seydil Hadji Malick mu ni ko nag am fa professeur boo xam ni fa ma malikun adra min ibni ruqayatin bima huwa fi diinin wa fi sunnatin awla wala shafii adna ila alfahmi min fatan tasawuruhu bil aqli qad jaawaza al aqla mu di Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mu ni ko ci université boobu laa jànge mu ni ko am fa professeur bu mel noonu waaye gis nga la ca doy waar ba ñu xëyee mooy Ahram moo nekkoon journal officiel bu Égypte Ahram la tudd mais gis nga Ahram xam nga keroog kan lañ titré seen à la une seen journal Serigne Cheikh lañ titré à la une
page numéro 1 bu journal bi ñi ngi ci def photo Serigne Cheikh Tidiane Sy bind ci ne Ahmed Tijani Sy amiru shuara ñu ne Ahmed Tijani c'est le prince des poètes ginnaaw Ahmed Shawqi moom lañ ko mës a tuddee mu jóge fa xaaj dem Arabie Saoudite Makka dem seeti le roi Faysal dafa wax Faysal ni ko li tax ma seet si la mu ni ko mooy l'islam bi mu ni ko fii la wàcc mu ni ko ñu bokk ko yéen mu ni ko waaye ni ngeen koy doxalee nag dañ ci am xalaat Faysal ni ko kon may naa la weer ma jëlal la hôtel bu la neex mu ni ko di la ko fayal mu ni ko nga def benn rapport boo paree jox ma ko Serigne Cheikh ni ko weer ëpp na mu ni ko 15 jours kese mu ni ko te biir 15 jours yooyu dañ koy utal benn charte mooy hôtel bi doo ma ko fayal maa koy fayal sama bopp te Faysal moo nekkoon buuru Makka bi 15 jours yi matee Serigne Cheikh war a gisee ak Faysal fekk Faysal jugee Suisse ndax dafa nekkoon en convalescence defoon opération Serigne Cheikh bi mu ñëwee protocole bi ne ko Faysal lañ lay xaar mais xam nañ ni nag 30 minutes rek ngay mën a def ak moom maximum 45 minutes ndax dafa feebar boo ko defee nga jox ko rapport bi mais Serigne Cheikh keroog mook Faysal bi ñu demee def nañu 5 heures de temps ndax xam-xam mu ne waaw fi mu commencé buur bi daf ni ko dafa am lu ma d'accordul mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko xam ba noppi te mooy jullit yi ñooñu ngeen continuer di jàngal yonent bi ba tey mu ni leen ndax ñi nekk Arabie Saoudite nga xam ni gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci façon boo xam ni boo tuddee yonent bi ñuy yuuxu ñooñu ngeen continuer di jàngal yonent bi pourquoi pas ngeen dem Londres dem Berlin dem Paris créer fa ay centre ci occidentaux yooyu xamul yonent bi ngeen leen koy jàngal sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko bu ñaareel bi mooy dama gis ni tabaski yi ngeen di tabaskee fii ci Makka nga xam ni da ngeen koy rendi rek jéggi parfois fii ngeen koy bàyyi dafay yàqu ba da ngeen di ay ut ay oto di ko tuuri mu ni leen te am na ay pays islamique yu xiif am na ay pays islamique yoo xam ni pauvreté baa nga fa lan moo tax léegi pourquoi pas bu ngeen tabaskeetee ba noppi gàtt yi nga xam ni rendi ngeen ko ngeen conserver ko su ngeen paree yónnee ko pays islamique yooyu mu wàññi xiif bi waaye keroog ba mu waxtaanee ak Faysal buuru Makka daf ni mësumaa gis clairvoyance bu mel nii ni ko Cheikh Tidiane li ma lay ñaan sama diggante ak yow mooy prolonger ce séjour bu ko defee suñu wàllu réew ci wàllu doxalin bi nga am loo ñu ci mën a xalaatal loo ma ci wax dinaa ko def léegi nag bis ni ki tey boole naa la ak Mahmoud Sururu Sabban ngeen seq loolu Mahmoud Sururu Sabban moo jiite woon Ligue mondiale islamique ba mujj gi Mahmoud Sururu Sabban di tooñ Serigne Cheikh benn bés ne ko Cheikh Tidiane mu ni ko waaw mu ni ko damaa dégg ñëpp nag ne woykat nga Serigne Cheikh ne ko dinañ ma koy tooñe de mu ni ko Cheikh Tidiane woy ma Serigne Cheikh fi ñu taxaw mu ni ko subhaana man awjada al akwaana subhaana waxtassa rabitata al islaami sabbaana wa makkana diina min taxqiqi ragbatihi bi faysali alhamdi man awlaahu ixsaana Mahmoud Sururu Sabban yuux ne ko kii Cheikh Tidiane li may def mooy dama koy jox journaliste yi bu ëllëgee ñu dugal ko ci suñu journaux yi Sabban woo journaliste yi ne ko xasida bu rafetee nii mësuñ koo gis mais duñ ko mën a dugal Mahmoud Sururu Sabban ni leen lu tax du ngeen ko mën a dugal ñu ni ko ndax Cheikh yow la njëkk a tudd ci Faysal te fii looy def te tàmbali woo ko ci buur bi duñ ko ñemee publier Serigne Cheikh ni leen kon de jàngal ngeen ñu lu ngeen déggul ñu ni ko lu tax mu ni leen Hassan ibnu Thabit ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la waxoon bahalilu minhum jaafarun wabna ummihi aliyun wa minhum ahmadul mutaxayyar mu ni leen yonent bay sang bi te moom la mujjee tudd sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji mi ngi jub ak Mame Ndokh TV xam naa ni bu ñu ko toppee te ñetti émission lañ ko war a def tabarakallahu Serigne je crois que ni mayaat ma 5 minutes rek ma am ñaar yu ma ci doon ayca mayaat ma 5 minutes ayca dafa am koo xam ni moom mbiram loo ko tënk du ko teree yaatu maanaa bi loolu amee journaliste yi kon xëy ni ko nag léegi lii nga wax dégguñ ko ci woon kon suba buñ xëyee moom la ñuy def à la une waaye gis nga xaaj bi ma ci gën a daaneel moom Serigne Cheikh radiallahu anhu dafa am benn sëtu Cheikh Al Hadj Omar bu génn àdduna Ségou radiallahu taala anhu
bi mu génnee àdduna Serigne Cheikh yónni fa te Ségou Mali la nekk. sëñ Babacar yónni fa radiyallahu anhu yónni fa Serigne Moussa Niang ak góor gi Baba Ndiong radiyallahu anhum ajmain. waaw. comme Ségou dafa sori biñ ñëwee Serigne Cheikh def qasida ji di ci ndokkeel Serigne Babacar si radiyallahu anhu daan ni bi qudumi xillay dil wafa wa faxaarin badri l gayaahi bi saadi dil aqtaari fekk benn naaru gànnaar a nga fa di Mouhamad Ali di borom xam-xam pur daan ni Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu Cheikh mu ni ko waaw mu ni ko tey ci wàllu naxwu juum nga ndax waroo woon a wax bi qudumi xillay ni nga waroon a wax waroo woon a wax it dil wafa nga waroon a wax Serigne Cheikh jël xasida bi yokk ko di jàngal naar bi grammaire naar bi ci boppam Serigne Cheikh di ko jàngal grammaire ne ko fa dul wafa laysa naatan faxkuman li xilay innama huwa mudaafun saaxi fastabini nuunul musanna wa nuunul jamci tuxdafu in adafta naxwu raaytu qaasiday watani. allahu akbar. naar bi daal di mer moom tam def beneen bayt daal ni woy man xanaa du Tijaan ibnul Xalifati man lekk naa aqiqatahu fi saalifi zamani xanaa du Tijaan mi ma lekk laaxu ngente moo may corrigé tey. Serigne Cheikh jëlaat kayit ga ne ko woy man xanaa du Mouhamad Ali waarisi man lahu lmaratibu fi ilmin wa fi alani أجداده قد حووا فضلا ومكرمة بقفو تنزيل رب الناس والسنن ولا يهيبون خوف الذم يا لهم مع كل ريح فذا دأب لمطعن خذ ما ترمى من ابن يبن لكم ذا الابن لك نجنتم قبل ذا الزمن. محمد علي أحمد التيجان المكتوم محمد علي nag jël kayit ga ni neexul ba neexul nag waaye ku la sut nga ni ko njool mi aayul kon nag in rumta nadban shaa'iran mutaaddiban talqa aljabini sumaydaat mifdala fa alayka bi cheikh Tijaani. Mouhamad Ali nag ni neexul ba neexul waaye kuy wut sang di wut un poète di wut un littéraire di wut sang di wut ku bari yiw nee na bu la Serigne Cheikh rëcc. est-ce que dafa dem kër jëmb Haj Malik bi mu demee kër jëmb moom Serigne Cheikh radiyallahu taala anhu mu wàcc ci oto bi jarbaatam soxna Zeynabu Wele radiyallahu anha wa rahima alayha Serigne Cheikh ni tëll rek soxna Zeynabu Wele ni ko si demba jooju Serigne Cheikh fi mu taxaw rek mu def ca way ni ko qad istaqbaluni id wasaltu bi say demba fa qultu lahum bishran bi bishrin ay way samba wa kullu fatan addaa ila albirri xaqahu yawaddu liqaa al asdiqaai bi kër jëmba fa salaamun alayha bal alayhim wa rahmatun yura lahuma nuurun ca kër amrin kumba. kooku wallaahi Seyid Ahmed Tijani ci taxawaay boobu la ko def. xaaj fi may tëjee dimension intellectuelle bi ñu jàll. dafa am émission professeur Ahmed Bachir Kounta radiyallahu taala anhu ci rajo Sénégal. te boobu concept émission bi français la. Bachir Kounta nag ni Serigne Cheikh Serigne bi émission bi concept bi français la. mais bu fekkee émission bi doo jàpp à l'aise doo nekk à l'aise ci français bi te nga bàyyi ma defal la ko wolof. Serigne Cheikh rek ne ko comme concept bi tubaab la nañ jéem rek yàlla baax na. mu ni ko kon nag da ngay bàyyi ma yónnee la question yi. nga xam ne di nga ci mën a xalaat bind. Serigne Cheikh ne ko mukk. lépp carte sur table lay doon. Serigne Cheikh di def émission bi ba ci yàgg ni al azl Bachir Kounta ne ko c'est-à-dire xam nga al azl bu njëkk arab yi dañ daan am ay jaam. buñ amaan ay jaam duñ bëgg a am ak ñoom doom. de ce fait buñ daan séq ak seen jaam yi ba war a jot seen bopp rek dañuy retiré wu li war a génn ci ñoom ñu tuur ko ci suuf. loolu la arab di wax al azl. Bachir Kounta nag ni Serigne Cheikh c'est-à-dire Serigne Cheikh ne ko c'est l'art de savoir se satisfaire tout en évitant de déposer un germe daf ko wax Ahmed Bachir Kounta yuuxu ci dugg émission bi kon nag xaaj dimension intellectuelle bu Seyd Ahmed Tijani daal loolu lañ ci mën a cof tabarakallahu tabarakallahu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu jàpp naa ni ñëpp gis nañ dimension bi tabarakallahu xaw ma ban dimension intellectuelle la sa turandoo am waaye yow ñu ngi lay ñaanal yàlla la yàlla sàmm ndax sunu xel dafa dal
ci bu ñu amul woon ku mel ni yow ku mën a préserver xam-xamu dimension intellectuelle yu Serigne Cheikh mbokk yi ñun ñëpp mu ngi noonu ngeen topp nu ci deuxième édition bi Serigne lan la ñu war a waxtaanee ci deuxième édition. deuxième édition bi ñu ngi war a waxtaanee Seydi Cheikh Ahmed Tijani son engagement nag politique ak jël ay responsabilités am ci wàllu réew mi. kon mbokk yi képp koo xamante ni rek bëgg nga xam engagement Serigne Cheikh politique nga topp ñu ci deuxième édition yi Alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV jërë